asalaamaaleykum chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver ñu ñëwati ci seen émission Sen Show fas yéene waxtaanee tey partenariat économique yi réewum Sénégal di def ak difficulté yi ñuy dégg fële ca SAR ndax yëf yaa ngay dem wala dafa tagatem bi dinañu ci ñëw ci anam bu yaatu incha allah et pour en parler am nañu ci plateau bi El Hadji Maguette Diop moom mooy secrétaire général adjoint bu CNTGS di section raffinage di également secrétaire général bu collège des délégués de la SAR ñu ngi leen nuyu di la dalal ci suñu plateau. asalaamaaleykum soxna yi ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm bu baax a baax di kontaan seen invitation. ñoo la gën kontaane merci d'être venu à côté de lui on a le docteur Khadim Bomba Diagne di enseignant chercheur directeur scientifique bu l'AREM ñu ngi leen nuyu. maa ngi leen di fay colonel di nuyu ñi ma bokkal plateau bi di nuyu ñoom Dimet ak ñoom Amina bu baax a baax di nuyu Maguette mi nga bokkal débat bi. ñu ngi lay fay itam bu baax a baax amati mbégte amaat la ci plateau bi et puis on dit bonsoir également à Ndeye Dimet Ndaw ak Fatimata Diop ñoom la ñu nara woon dal incha allah ci waxtaan bi door léegi léegi. ñu doore ko ak El Hadji Maguette gis nañu jafe-jafe yi ñuy lim ci fan yi ci presse bi nekk SAR moom lay rencontré tout d'abord mën nga ñëw ci lan mooy réellement seeni ay problème ak itam dette bi leen état bi yoral ñaata la. waaw jërëjëf soxna si balaa may ñëw précisément ci lu jëm ci wàllu SAR dama may ma am benn leeral bu ma def tuuti. allez-y. par rapport ak alxames bi passé. nga xamante ni coow li yëpp foofu la juddoo. c'est vrai. mooy alxames bi passé dañ def benn conférence de presse. syndicat bi defoon ko SNTPGS. sous la direction de monsieur Cheikh Diop ak Sara Konaré mi nga xamante ni mooy suñu secrétaire général. conférence de presse bi nag lu taxoon ñu def ko ñeenti pàcc la woon. pàcc bi ci njëkk moo doon convention collective bi nga xamante ni transport hydrocarbures moom lañ war nekk di ko liggéey nii. ñu dem ba ci biir mu am taxaw boo xamante ni kenn xamul lan moo ko waral. ndax liggéey bi sori nañ ci ba demoon ak sous la tutelle du ministre du travail ñu war a def comité parité. comité technique war a liggéey ci convention bi pour ñu mettre ko en place. parce que fi mu toll nii au niveau du Sénégal transport hydrocarbures amul benn convention boo xamante ni moo ko régir alors que c'est un secteur boo xamante ni c'est spécifique transport secteur la boo xamante ni dafa am ay particularités am dans le secteur loolu ñu nekkoon ci di ci liggéey ba am ci ak déggoo ak patronat bi ñu waroon def convention bi nga xam ni moo waroon accompagner convention bi ñu signé avec les entreprises majeures du secteur nga xamante ni si la SAR bokk Petrosen Total ak ñeneen ñi ñëpp ci lañ bokk ndax li indi ñu séparer transport hydrocarbures génne ko ci convention boobu ci biir liggéey boo xamante ni dem na ci lu toll ñetti at. ñuy def ay réunion di ci waxtaan di jéem a waajal li nga xamante ni moo war a am ci Sénégal ñëpp xam nañ ni balaa yàgg incha allah ko suñu borom dogalee Sénégal dina nekk pays producteur de pétrole. te amuñu benn cadre boo xam ne par rapport au cadre juridique boo xam ne par rapport au secteur du pétrole. mooy régir les relations entre travailleurs ak employeurs. loolu moo taxoon ñu xalaatoon ni dañuy def convention bi ñuy liggéey ci convention bi nag suñu mbokk employeurs yi nga xamante ni ñooy gérer maanaam wàllu transport bi gis ni ñoom li nekk ci convention bi par rapport ak major yi. seen doole àttanu ko ñoom ñu waxoon ni dañ demoon daal bu bëggoon ci génne. ñu leen déedéet loolu mënul nekk. nañu waxtaan trouver solution. bi ñu waxtaanee pour trouver solution ñu ni nañu def benn convention annexe boo xamante ni mooy régir le secteur du transport ñee continuer li ñu doon liggéey ba yàlla dogal mu sotti ci mois de juin ñu signé ko convention bientôt dinañ ko publier lépp mu génn mais fi mu nekk nii dans le secteur du pétrole concernant les majors convention boobu moo koy régir convention annexe bi nag bi nga xamante ni moo waroon accompagner convention boobu ñu ci liggéey ba dara desul lu def benn comité paritaire boo xamante ni dañuy continuer di liggéey pour mën a teg convention annexe bi ñu dem ba ci digg gis ni liggéey boobu dafa taxaw teg a témbe. d'accord dara doxatu si. moo tax ñu àddu. loolu mooy benn point bi. beneen point bi ci topp mooy que ni dafa am ay liggéeykat yoo xamante ni lu toll ci fukk ak juróom benn liggéeykat
ñu nekkoon ci kër gu ñuy wax Amat Juma Gazal transport. ñu nekkoon foofu di liggéey. ñenn ñi ay saisonnières lañ leen jëlee woon ñi ay journaliers ñi ay temporaires ba si ñoo xamante ni def nañ fi ñi ay juróomi at ñi juróom-benni at ñi fukki at ak juróom. ñu dem ba gis nag ni ñun loolu jaaduwul. ndax ñooñu dañ leen jël di leen liggéey embauché. kon jaadu na ñu intégré leen bi ñu demandé seen intégration ñoom ñëpp ñu boole leen dàq. waaw dàqin boo xamante ni teguwul ci yoon. waaw après dinañ ci gën a expliquer. incha allah donc loolu yëpp bokk na ci problème yi ngeen di rencontrer. dinañ ci gën a xuus tout à l'heure incha allah le temps ma may sama collègue yi juste ñoom itam ñu dugal seen laaj lay di met Khady ma lay nuyu bu baax a baax di nuyu ñi ñuy seetaan ñëpp di nuyu waa plateau bi Fatima ak Khadim ak sëñ Maguette ñoom ñëpp ñu leen di nuyu. alors li nga doon wax sànq mën nañ ko dugal ci climat social bi xëy na ci kanam dinañ ci ñëw mais tey coow li mooy dégg nañ leen ngeen alerté dem ba wax sax ni brut bi mën na manqué. ci loolu ñu dégg autorités yi tamit ñoom def ab communiqué wax ni brut musul manqué foofu Sarr situation bi jamono ji nan la toll. waaw xam nga foofu moo doon 4e point bi ma doon wax sànq ci la waroon a tëjee pour expliquer foofu tuuti xam nga ñun waxuñu ni dañu alerté te mosoon nañ ko def jamono yële ci ginnaaw boobu collège des délégués de la SAR bi nga xamante ni moom laa jiite ñun ñoo jugoon suñu responsabilité bopp wax lancer alerte parce que dañu seetlu ni léegi mu mat 2 ba 3 at SAR dañuy def suñu dawee quelque temps arrêté te lu si ëpp ci li koy indi loolu mooy dañuy dem ba brut manqué keroog bi ñuy wax muy alxames bi passé ba jamono ya ñuy wax ak yéen SAR dafa nekkoon à l'arrêt par rupture de brut kooku moom lu am la loo xamante ni kenn mënu ko wetti. autorités yi génn nañu wax la loolu ça n'engage que ñoom lañu engagé ndaxte ku nekk da ngay wax ngir sa akulaay taala ñun jombale nañ ay responsable lañ ay ñun dañ ñoo wóolu jiitul ñu lii may wax ni waa SAR a ngi koy dégg ba alxames ba ñuy wax ak opinion bi loolu moo fa nekkoon démb lañ commencé décharger tanker brut bi toog nañ lu ëpp fukki fan yoo xamante ni SAR dawul te loolu yàgg nañ ci àddu yàgg nañ cee wax liñ ciy wax nag du wax ngir sànni xeer du wax ngir yàq du wax ngir dara dafa nekk Olof Njaay dafa wax ni kuy woote wàllu fa nga yaakaar sa gémmiñ rek fa nga koy jubale. d'accord waaw. alors te ma daaneel foofu li tax ñu ni loolu ñu siy lancé alerte di wax kilifay dëkk bi pour ñu jël ci ay pexe ngir saafara situation boobu ñuy dund benn risque bu majeur moo si am mooy que ni installation yi nekk biir salle bu ñu deful attention si ça continue ak muy am di amaat bu dinañ dem ba benn instant ñu bëgg a démarrer waat duñ ko mën a ndax day yàq installation yi loolu ceeb moo tax ñu doon ànd. d'accord bor bi ci am na ñuy wax 100 milliards ñii ni 80 milliards ñii ni 200 milliards tey bor bi tey buñ ko cumuler ak boru Senelec ñaata la. xam nga soxna si man taawuma di wax ay chiffres parce que dañ ko seq ak ñoo xamante ni chaque fois boo waxee chiffre il joue sur les mots ou bien sur les chiffres pour te faire passer pour un menteur. ah oui alors que ñun nekkuñu si dynamique boobu xam nga dynamique bu ñu nekk mooy lan. xanaa maîtriser wu leen tamit chiffres yi. si am nañ ci lu ñu maîtriser mais ku nekk ak sa posture ak say responsabilité fi mu yem. li nga mën a wax mooy que ni état bi ameel la SAR xaalis loolu moom lu leer la. mais mënoon wax ñaata la. du ma wax ñaata la kooku sama responsabilité moo koy wax mais li ma mën a wax daal nga xamante ni en tant que syndicaliste bi nga xamante ni moo fi indi nga xamante ni dama fi ñëw sous la bannière du syndicat national des travailleurs du pétrole et du gaz. li ma mën a wax mooy que ni état bi ameel la xaalis SAR loolu moom lu leer nañu la kantaan nag ñaata la toll ak yooyu moom boo ci dugg incha allah jërëjëf. merci beaucoup Khady alors monsieur Diop gis nañ ni ay ateliers yi ñu ngi nekk ci waxu SAR jafe-jafe yi ñuy jànkonteel am na bi ngeen génnee sax ba ne nguur gi dafa war a jël au sérieux li nga xamante ne moom moo di wàllum SAR ni ñuy jànkonteel comme ni ñu jëlee au sérieux mbirub Senelec bi est-ce que da ngeen jot ne dafa am 2 poids 2 mesures yoo xamante ne nguur gi mu ngi koy dox ci diggante Senelec ak yéen. waaw ñun loolu ñun travailleurs SAR yi loolu lañ sentir bu wér gis ngeen waa Senelec saa suñ génnee nguur gi day génn ànd ak ñoom def ay pexe si saa si génne xaalis Senelec continuer
mais ñun nag amuñu habitude di wax lu bari ci presse beeg yooyu mais nag am na mbir fu muy toll da ngay daal di àddu wax xam nga waxoon naa ko moo gën xamoon naa ko waxoon naa ko moo gën xamoon naa ko gënaanle boobu moom ñun sentir nañ ko daal. waaye amul ci naka ngeen ko sentiree. bon maanaam taxawaay bi nguur gi war a am ci SAR du ma ni amul taxawaay sax ndax taxawaay bi am na ci lu ci am waaye ni mu waroon demee daal dëgg des na. waaw parce que problème bii ñuy wax nii daw taxaw bi nguur gi boo bëggee arrêté dina ko arrêté. te ñun loolu rek la ñuy sàkku nguur gi fexe problème bu mën ci am SAR mën nañ ko gérer. mais daal na fekk nag usine bi di taw ñun daal loolu daal lañu bëgg. waaw loolu daal lañuy. alors bu ñu demee ci docteur ñu gis ni que tey entreprise yi gën a mag Sénégal ñu ci bari dañu am ay difficultés en ce moment au même moment suñu gouvernement état bi ñu ñuy wax tout le temps que suñu économie dara jotu ko ça se porte bien c'est pas un peu contradictoire. alors bu demoon noonu ça va être très contradictoire mais comme li mu wax mooy autorités yi yore SAR. seen parole xëy na wala état financier SAR ci la ñu war a mën a basé pour def analyse yooyu. xam lan mooy situation SAR. c'est vrai que liggéeykat yi mën nañoo constater benn fait. mais autorités yi nga xamante ni ñoom la ñu fal. parce que je pense que SAR am na sax ay privé yu ci nekk. doon na rafet baax ñoom it ñu wax ñu xam lan moo nekk ci SAR. parce que fi ñu ne nii loo wax ci SAR rek ci travail nga ko déggee waaye ñi ko jiite dañ leen ne waa yow. doo bàyyi ba ñun ñu ko jiite wax la su ndax am nañu problème wala amuñu problème. donc analyse bi day xaw a metti boo amul information ci source bi wala état financier SAR. yooyu rek lañ mën a basé wu pour mën a def analyse ci SAR. mais nag dañoo toll ci jamono joo xamante ni entreprise yi ñu am dañoo war a jóg foofu ñu nekk loolu mooy indi problème yi demee nii. Sénégal entreprise yëpp duñ la ci wax lu leer tant que demuñu ba nekk ci booru fay. c'est vrai. alors que entreprise boo nekk ci dëkk da nga amal njëriñ waa dëkk ba ndax da ngay recruter ay citoyens ñu fay liggéey ngay fay impôt di participer ci développement dëkk ba donc dëkk bi war naa xam à chaque moment sa situation ci lu mu nekk nan lañ la war a mën a jàppale am na dëkk yoo xamante ni bu entreprise boo xamante ni day recruter ay doomu dëkk bi bu demee ba am problème waa dëkk ba ñooy def benn jóg sursaut pour jàppale entreprise pour mu bañ a tombé faillite parce que dañ ne kii bu tombé faillite ñun ñëppay ñàkk tubaab yi ñu jógee France bu ñu ñëwee Sénégal boo xoolee oto yi ñuy dawal sax seen marque dëkk la. parce que c'est une façon toujours ngay soutenir entreprise dëkk ba mais entreprise yooyu ay maison de verre lañu dañuy joxe toutes les informations ci nu ñu gérer entreprise bi. seen i état financier seen i compte de résultat ni ñu falee directeur bi ñaata la entreprise bi gagné ci bénéfice ñaata la fay impôt lépp dafa leer mais entreprise yu nekk Sénégal kenn xamul ci ñoom dara. ñetti entreprise daal ñoo fi nekk maison de verre Sénégal gépp Sonatel BOA Total te benn du ci entreprise boo xamante ni ci Sénégal nga soqeeku loolu mooy le grand problème ñooñu rek chaque année yow mii mën ngaa xool xam ñaata la ñu gagné ci bénéfice ñaata la ñu fay impôt ñaata la ñu fay seen liggéeykat benn entreprise du def loolu maintenant entreprise yooyu bu ñu nëbbatoo du ñu def dara seen dara leerul mais ñun ñëpp dañu constater rek ñu xëy suba tombé en faillite état bi nag am na rôle bu mu ci war a jouer entreprise pour man waroo passer am chiffre d'affaires lu ëpp 100 milliards te waruñoo xam société bi warul xam ci lan ngay def tubaab yi bu ñu tukki sax président yu mag yi dañu ànd ak seen secteur privé ndaxte dañ naan secteur privé bi entreprise bi nii ay centaines de milliards la am comme chiffre d'affaires ay milliers de français ou d'américains ñoo ciy liggéey kii lu mu gagné rek day impacté wu ci dëkk bi yëpp day am effet de diffusion ci dëkk bi yëpp mais entreprise sénégalais yi dafa am nébuleuse bu rëy bu ci am kenn xamul lenn ci suñu entreprise moo tax yenn saa yi société bi tamit bu ñu naan dañoo amal xaalis entreprise dañ leen di déglu rek waaye dañu naan bon justement ci entreprise yi nan lañu mën a comprendre ci sa dynamique bi nga nekk nii tey ñoom syndicalistes yi taxaw fii mënuñu la wax sax ni bor bi exactement lii la parce que ñoom keroog bi ñu defee conférence de presse wax ni dafa manqué brut et tout ci suba sa am na ab communiqué bu démentir ñoom li ñu wax est-ce que loolu déjà rek ça ne pose pas problème bon pour man tamit loolu syndicalistes yi am na loo xamante seen rôle waruñu woon dugg ci joxe loo xamante ni dafa am ñu ñu fal xam nga liggéey tamit ku ne dafa am sa liggéey ci entreprise. mais ci ñoom la ñu déggee des fois ñu ni 80 milliards de francs CFA. pour man loolu 200 milliards de francs CFA. pour man loolu c'est une grave erreur parce que am na directeur financier dans l'entreprise am na directeur général am na conseil d'administration am na ñoo xamante ni seen rôle dans l'entreprise liggéey loolu la
booy liggéey ci entreprise xëy na mën ngay surveiller entreprise bi fan la jëm mais ci ñi nga xamante ne ñoom la ñu dénk ñuy diriger ñooñu mën a jox chiffres yu baax ñi ou bien seen i état financier wala seen i compte de résultat ñu ne lii kat entreprise yi 2019 2020 voilà état financier wu entreprise ñu mën cee basé wu mais syndicalistes yi pour man dañuy défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs mais on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Par exemple man su may actionnaire SAR am une partie de SAR m'appartient man sama xaalis nekk ci je pense que man la gën a yitteel que ñi fay liggéey donte ñi fay liggéey am nañ fa bu entreprise bi fayitoon dina am lu leen metti waaye man mu ci def samay milliards tamit defe naa dofuma dina jàpp ma ba affaire bi tombé nekk ci yenn dynamique yi te duma ci communiquer pour man nañ jox ku ci nekk na nekk ci rôle am syndicalistes yi mën nañoo xeex défendre seeni outils de travail mais am na ay privé yoo xamante ni dugal nañ xaalis ci entreprise boobu te boo xamee privé nu muy doxee un homme d'affaires bu dugalee ay quand il met ses billes je pense que du ko fooyee pour man loolu problème la nañu bàyyi ku ci nekk jouer ce rôle mais entreprise yi gaw ma ni dina dem ba toll ci yenn difficultés yi privé bi dugal xaalisam noppi wala muy défendre état pour man li ñu war a exiger mooy entreprise bu mag bu nekk ci réew mi yëpp war nañoo xam entreprise bi ñaata lay gagné fan la xaalisam di dugg ñaata lay am ci bénéfice buy perte sax ñu xam ne ñaata lay perte bu ñu ko war a jàppale bu ñuy cotiser ñun Sénégal pour jàppale ko ñu mën a cotiser mais bu ñu xamul dara ci entreprise bi man SAR boo xoolee boo duggee ci net bi sax li ciy liggéeykat yi wax rek ngay dégg. c'est ça à partir de ce moment damay naan nag man ñi ci def seen xaalis nekk ay actionnaire defuñu gën a jàppale bu nekkoon day dem fay ñoom ñooy perte ay milliards y a des gens qui ont mis des dizaines de milliards ñooñu ëpp lu ñu perte que travailleurs yi donc pour man ñooñu tamit du ñu bàyyi entreprise bi dem fayit ñuy noppi wala waxuñu ci li nekk ci biir dëggantaan. Mais est-ce que aussi docteur état bi amu ci part de responsabilité parce que je me dis que ne syndicalistes yi aussi itam ay at a ngi ni ñuy génn di wax est-ce que bu fekkul woon ne loolu am na dinañ toog aussi itam devant opinion publique bi yëpp di ko fa wax. non syndicalistes lu ñu wax am na wala amul man xaw ma ci dara. mais li ma xam mooy. xëy na SAR ñun fu ñu koy xaar tooguñ ba ñu ne gaz amul wala courant électricité amul wala carburant amul wala gisaguñu rupture boobu. xëy na ñoom mën nañoo alerter mais gisaguñ ko 5 ans 6 ans wala 7 ans yi fi nekk yëpp loolu ñun foofu la ñu mën a yem ci SAR. état bi li mu mën a def mooy pousser toutes les entreprises ñuy publier seeni état financier dañoo toll ci réew foo xamante ni entreprise bu nekk Sénégal war nañoo xam ñaata lay fay ñaata lay liggéey. mais entreprise yi ak bitig mbagg yi ñooyam gis nga bitig bi ci koñ bi nii nga xamante ne kenn xamul ñaata lay am bénéfice ñaata lay fay moo ko suñu entreprise yi mag yi ñooyam kenn xamul ñaata la ñuy liggéey ñaata la ñuy fay boo demee ci réew ba nit ñi ñun lu ñu fay impôt sur le revenu moo ëpp li entreprise yi fay impôt sur le bénéfice ça pose problème ñun ñoo ëpp lu ñu fay entreprise yi donc le grand problème bu ñu am mooy dafa bëri nébuleuse suñu entreprise yi ni muy doxee directeur yi koy diriger bu ñu noppee xëy na pour man privé mënoo dugal sa xaalis ci benn mbir muy dem ci suuf nga noppi ba travailleur di ko wax te yow waxoo dara te amoo lu leer sa bopp pour man am na ce qu'on appelle asymétrie d'information nit ñi tollowuñu niveau d'information ci dossier boobu mais ñun donc le grand public tant que amuñu ay état financier amuñu dara lu ñu mën a juger entreprise boobu. alors gis nañu entreprise yu bëri am nañ jafe-jafe ndax bor boo xamante ne ni état bi yoral na leen ko ñu ngi wax SAR donte. kenn ku nekk ak ni nga ko waxee Senelec aussi yoral na leen BTP entreprise yu mag yi instant bi ñu ngi tëj FMI wax na Sénégal ni ko na rationaliser mais est-ce que gis nga tey li ñu def ci wàllu rationalisation nekk na jéego. En tout cas une chose est sûre c'est que pour un économiste saa yoo déggee dette intérieure Sénégal nu ñu koy comprendre économiste moom loolu da koy jaaxal parce que dette intérieure du entreprise la ko état bi amel état mënul amel entreprise bi. état xam nga ku muy amel banque yi dette intérieure yëpp banque bi la ko état bi amel ay obligation la ak ay bons du trésor état bu lebee ndey di met 10 milliards waxtu bi jot day dugg ci marché financier bi leb xaalis banque yi lebal ko mu fay la donc moo tax boo xoolee loi de finance loolu doo ci gis ñu ne la entreprise bi état amel na ko xaalis état ñi muy amel xaalis ñëpp ay bons du trésor lay émettre ak ay obligations moo tax bu doon entreprise dañuy publier seeni résultats dinañ xam ku ci nekk ñu xool sa endettement bi lan moo ko waral ak fan la jóge
état bu la y a de cela au mois de décembre état du Sénégal leb na sur le marché 200 milliards. Un mois avant leb na sur le marché 50 milliards. état bor boobu moom loolooy dette intérieure mais ñun dette intérieure dañu naan entreprise yi état amel na leen xaalis. mais entreprise yooyu nan lañu def ba état amel leen xaalis. parce que état bu la amelee xaalis mën na leb alal ci marché bi fay la donc bu ñu dul def effort Sénégal ñëpp war a def effort. di publier seeni résultats. gis nga bu la lebee des fois dogguma la bu la lebee ba pare fay la. ñu ngi toogaat 3 mois mu amelaat la encore bor bi dafay des foofu. loolu la ñu woowee nag c'est que dafa am ñaar dafa am arriéré de paiement ak dette intérieure état bu la joxee maturité ne la naa la fay dans 6 mois bu la fayul 92 jours après lay soog a nekk dette intérieure. D'accord. donc avant loolu arriéré de paiement la. mais arriéré de paiement dafa jafe. pour état du ci foofu parce que état mën na dugg ci marché bi suba Sénégal bu ko neexoon suba mu dugg ci marché bi lever 400 milliards tout de suite bu dee dafa am ñu ko amel mu fay leen. deseeg banques yi loolu la ñuy woowee dette intérieure. maintenant nag soo déggee ñu naan entreprise bi état da ko amel xaalis mais entreprise bi na ko publier ñu xam. mais da ngay dégg ñu naan Sénégal amel na xaalis entreprise bi amel na ko xaalis entreprise bi mais doo gis dara. doo gis kayit doo gis feuille doo gis dara maintenant. réew mënul fonctionner ci noonu. il faut que Sénégal ñu génn ci nébuleuse lépp leer état bi amel na ma xaalis nga publier ko ñëpp xam ne lii la état bi amel lu tax état bi amel la ko est-ce que yow marché bañ koy joxe est-ce que yaa ko waroon jël parce que toutes ces questions là. kon yooyu yëpp moo nekk ci biir des fois moo tax ñoom seen biir rek ñoom ñoo koy renvoyante quoi. kii di wax fii kii di wax fii. ce qui me gêne dans beaucoup d'entreprises c'est pas parce que Saara fi nekk. syndicaliste la ngay dégg ñuy wax naan amel nañ suñu entreprise xaalis lu si yoonu syndicaliste yi direction entreprise bi moo war a génne état financier nañu. ñun kat seq nañu ak état Sénégal lii. lancé woon nañu marché bi ñun ñoo ko gagné woon lii lañ ñu fay lii lañ délai bii lañ ñu joxoon fay ñu mu leer. mais da ngay dégg ñu naan dette intérieure bi entreprise bi état bi amel na ma xaalis état mais kenn du la génneel kayit pour nga mën a xam est-ce que marché bi bañ ko lancé kii moo ko waroon gagné. est-ce que ni marché bi sax tolloo na ak li mu waroon gagné. mais tey gis nañu tamit ni am na entreprise yu commencé am ay difficultés ba commencé tëj parce que ñoom aussi dañu wax ni bor boobu la état yoreel moo leen indi ay jafe-jafe bu ci mel ni CDE par exemple. nañ publier seen résultats j'ai vu que CDE mi ngi wàññi ay liggéeykat. oui mën na bañ a marché tamit ci réew mi parce que gis nañu marché yu bëri comme point yu demee noonu. ay chinois ñoo koy gagné loolu mën na impacter sur le secteur privé. loolu la sax d'ailleurs loolu la ñu expliqué. waaw loolu mën na impacter sur le secteur privé national. ça n'a rien à voir avec état amel ko xaalis. effectivement ku ci état amel xaalis waxal fan la c'est que état mën na leb ci marché bi fay c'est moo tax boo ñu naan état dafa amel secteur entreprise bi day am problème ci un économiste parce que état saa yu soxlaa xaalis day dem ci marché financier bi woo banque yi ne leen damaa soxla 200 milliards Sénégal ba muy seet 200 milliards le 8 décembre. 348 milliards lañ ko jox mu jël 200 milliards yu mu soxla à partir de ce moment booy naan ñii da leen amel xaalis ñee. mais na ñooñu génne seen xaalis ñu xam ne lii leen Sénégal amal pour man Sénégal lenn rek ay problème il faut que ñu pousser entreprise yi ñuy leeral lépp. mais entreprise mënuñu tamit di lëndëmal bëgg monter nit ñi wala syndicalistes yi ñuy bëgg ñu leen di fay kenn du xam marché bi nu mu ko jotee est-ce que waroon na ko jot est-ce que li ñu ko fay loolu lañ ko waroon fay. loolu c'est un problème. voilà alors pour delluwaat ci El Hadj Maguette sànq yaa ngi wax durée boo leen di toog doo leen liggéey ak itam mode de recrutement bi jafe-jafe la ci yéen alerte ngeen en tout cas mais concrètement lan ngeen di xaar ci état ak ci seen ay njiit. bon li ma la doon wax sànq rek man si laa bëgg a dellusiwaat. mooy ñeenti points yi nga xamante ni moo taxoon ñu génn keroog. parce que tamit sëñ Xaadim. expliqué na lu am solo. rôle syndicat dafa am fu mu yem. am loo xamante ni patron entreprise yi ñoo ko moom am loo xam ne état moo ko moom. ñun lancer alerte rek lañ mën. mais alerte bi bu joxewul dara am na loo leen ciy tegaat après. voilà foofu laa bëggoon dellu si sànq bi may expliquer. allez-y ñeenti tomb moo taxoon ñu génn keroog. benn bi ma fàttali ko mooy convention transport hydrocarbures. fukk ak juróom benn liggéeykat yooyu nga xam ne dàq nañ leen si gasaal. beneen bi ci toppoon moo doon affaire Petrosen nit ña fa nekk bëgg a bokk ci syndicat ñu leen koy aaye. di leen ko tere. loolu bokkoon na ci les libertés syndicales yi nga xamante ni ñu ngi koy bafoué au niveau de cette entreprise ñu ne woon dañ koy ŋaañ. d'accord beneen bi ci tuul bi ci tegu woon tamit mooy li indi waxu dette biir SAR en réalité ñun waxuñu dette bi taxul ñuy wax dette bi c'est état amel SAR. ban dette ngeen di wax. li tax ñuy wax mooy li ma doon expliquer sànq démarrer taxaw boobu sur le plan technique bu yàggee usine mooy taxawal boppam loolu la ñuy bañ mu am
moo tax ñu àddu ni quel que soit lu état amel SAR bu ko neexee comme ni ko sëñ bi waxee état bu ko neexee bañ laa fay pour des raisons multiples. sëñ bi Maguette. mais nag. sëñ bi ñun attends xaaral ma terminer mais nag ñun li nga xamante ni moo ñu préoccupé c'est la pérennité de l'entreprise mooy que ni fexe ba nga xamante ni arrêt technique yooyu di am pour des raisons de rupture de brut loolu bañatee am. Maguette si diggante bi lan moo xew ba nga campé ci sa début wax ba léegi si nangoo avancé ci suñuy laaj parce que bu ñu xoolee keroog seen conférence de presse bi am na ci yéen ñu yëkkati ay chiffres am na ñu wax ni ay problème parce que yaa ngi wax ni am na ay installation yu menacé bu fekkee brut dafa manqué mais justement loolu moo tax ñu yëkkati problème mu bor bi ci boppam. non dañ ni la rupture de brut moo indi loolu. oui rupture de brut li ko causé ñun jàpp nañ ni bor ba sa état bokk na ci. mais justement voilà état loolu ay wax nañ ko mu leer. mais dama ni la kantaa di dugg ci ay chiffres man loolu du ma ci dugg. parce que am nga ci droit mais dama ni la entre temps lan moo xew. parce que bu ñu voilà li xew. oui wax naa la ko sànq ci tàmbali bi mooy que ni biñ keroog bi ñu génnee wax kilifa yi woo nañu. dañ leen woo ci diggante bi parce que bu ñu xoolee seen discours keroog ak tey peut-être xaw na changé. non changé y a pas eu de changement. si on est constant li ñu waxoon moom la ñuy waxaat changé wuñ ci virgule. dama ne entre temps li am wax naa la ko nee naa la. brut bi muy commencé wàcc ba reprendre nañ les activités loolu wax naa ko ci tàmbali mais dama ne la ba keroog alxames ba ñuy wax di def conférence de presse dañoo taxawal loolu kay leer na amul dara. léegi ba ngeen rencontré autorité léegi ci lan ngeen taxaw. ci lan lañ taxaw keroog ba ñuy wax conférence de presse bi dañ ne woon ci ñeenti points yooyu. amul benn évolution. semaine bii ñu nekk dinañ waxtaan def assemblée générale bi parce que waroon nañ ko jàpp bu yàgg. assemblée générale bu décidé ni dañuy grève loolu la ñu waxoon. entre temps nag bi ngi am kilifa yi ñu ngi waxtaan ak syndicat bi en ce qui concerne la SAR y a eu des évolutions yeneen yi aussi mi ngi bouger ndànk-ndànk dans la semaine nañ dajewaat réunir waxtaan. évaluer la situation pour xool la suite. ñeenti ponk ngeen wax ci négociation yi. ban moo ci gën a fës boo xamante ne moo tax ngeen xaw a dellu tuuti ginnaaw. bi ci gën a fës fi mu nekk nii bokk na ci li ñu doon wax SAR. loolu solution yi commencé génn. c'est-à-dire li ma la waxoon arrêt boo fa amoon deñ na ba ñu ngi commencé waat usine bi commencé waat na di daw ñu ngi commencé waat di produire beneen bi aussi mooy que ni. suñu kilifa yi wax nañ ni ak convention bi am na ay waxtaan yu nekk en perspective peut-être dans la semaine wala semaine bi ci topp pour blocage yooyu amoon mu deñ kon dañuy am suñu kilifa yoo xamante ñoom lañ nekkal ñoom ñu ngi ciy dox ay jéego dañ leen di déglu bu ñu demee ba ci biir semaine bi wala semaine bi ci topp nañ dajewaat réunir def évaluation lu ci bees rek ñu wax ko. mais souvent ci seen i ay wax également waxu jafe-jafe yi li ci gën a fës yenn saa yi dañuy wax wàllum politique da koy lal ndax dégg nañ ci ay recrutement yoo xamante ne dafay am ci biir société bi ba ñenn ci yéen dañuy génn di ko naqarlu est-ce que mën nga ñëwaat tuuti ci yooyu jafe-jafe. waaw xam nga tey jii wax fa dëgg yàlla dina xaw a difficile si man pour ma dellusiwaat ci yooyu parce que. par rapport ak ni ma ko waxee sànq rek tey casquette membre du bureau exécutif national laa fi ñëwee. moo fi ñëwee woon comme membre collège délégué de la SAR yooyu yëpp dinaa ci mën a dugg bu baax. mais lu tax yooyu woo fi casquette boobu parce que keroog bi ñu lay jox kàddu ci kàddu non keroog boobu ba ñuy wax en tant que secrétaire général adjoint chargé du raffinage laa waxee man ñi ma xam ñëpp xam nañ la. du ma kuy daw débat du ma kuy dellu ginnaaw mais tamit mais nag dafa am lu am dafa am loo xamante ni ñun moom lañu suñu sëriñ jàngal muy sëriñ Abdoulaye Mbacke na ngeen maytu tooñ ci bépp fànn loolu rek la ñuy sàmm waaye du kuy wax di dellu ginnaaw wala dara amu ci li ñu waxoon moom la ñu waxaat tey moom la ñu waxaat suba lépp lu si nekk rek fa nga ko war a waxee ak waxtu ba nga ko war a waxee rek bu jotee nañ ko wax keroog loolu moo ñu indi woon ci presse bi ñu wax ko mooy ñeenti point yooyu ci la ñu wax te delluwuñ ci ginnaaw changé wuñ ci dara ci li ñu waxoon
d'accord je pense que si on comprend bien peut-être la ñu meroon semaine passée xaw nañ ci ci diggante bi xëy na waxtaan da cee am. tey jii SAR am dayo bu mag. ci jamono joo xamante ni ñi ngi xaar pétrole. ñi ngi xaar gaz. tey taxawaayu SAR lan la war a doon ci loolu nga xam ne ñu ngi koy xaar. ci li ñuy xaar SAR taxawaayam mooy taxawaayu leader la war a nekk ndax pour Sénégal ñun jàpp nañ ne pour Sénégal jariñoo dëgg pétrole bi nga xamante ni moom la ñuy séentu nekkul jël pétrole bi rek def ci ay tanker yóbbu jaay waaye dafa nekk nga jël pétrole boobu fexe ba transformer ko def ci valeur ajoutée mu mun a jur leneen ci biir réew mi avant bu fekkee éventuellement am na surplus nga mën ko génne ndax pétrole bu amee raffinerie bu performante il y a tout un tissu industriel bu mën a naître autour de cette raffinerie là. ñun foofu la ñuy xaar état bi mu mener politique am vers cette objectif vers cette perspective foofu la ñuy xaar état bi. fexe ba nga xamante ni SAR brut bii nga xamante ni moom la ñuy xaar mu war a génn gis nañ ni am na lu ñu ci tàmbali ndax keroog bi ñu génnee gis nga déjà ñu génn di wax ne SAR mi ngi nekk en travaux ak ñun. C'est bien mais on doit être plus ambitieux que ça. C'est-à-dire. waaw c'est-à-dire ñu ngi def benn unité de préfilage boo xamante ni SAR mi ngi koy def bientôt direction bi dina ci communiquer lancer les travaux mais ñun li ñu bëgg mooy que ni entièrement ñu fexe ba nga xamante ni pétrole bii génnee Sénégal SAR di ko traité à 100%. yéen a ngi wax réactualisation des accords. accords yi lan moo ci nekk ba ngeen di wax réactualisation. réactualisation des accords de parce que boo fàttalikul sànq wax naa ne signé nañ benn convention lan la dañuy sérier les avantages ak les règles et règlements yi nga xamante ni mooy régir le secteur dajale ko def ko ci benn téere boobu mooy lépp li nga xamante ni avantage la ak obligation entre l'employeur et le travailleur ñu tënk ko ci biir de façon spécifique boo xamante ni loolu ku nekk ci secteur bi rek loolu mooy li nga war a sàmmanteel waaw donc loolu def nañ ci ay jéego ba nga xamante ni nee naa la convention bi concernant les majors c'est-à-dire il concerne ay SAR Petrosen Total ak yooyu kooku signé nañ ko ba pare fi ñu am problème mooy transport parce que ñoom daf ci bari ñoo xam ne dañuy wax ni ñoom duñu ay pétrolier dañ bëgg a jàppee seen bopp ay routier alors que loolu mënul nekk ndax transport boo xamante ni yow mi fiy yëngatu pour nga mën a am licence pour liggéey foofu ministère de l'énergie moo lay jox licence boo xamante ni dafa am ay critères yu ñuy teg nga mën ci jot camion bi yëpp produit bi dafa am ay normes yoo xamante ni war na ko mën a respecter pour mu mën a daw chauffeur bi ngay dawal tamit am na formation spéciale boo xamante ni war na da koy am ak xam-xam spécial boo xamante ni da koy am pour mu mën a dawal loolu. kon kooku mënul nekk routier ne mënul nekk chauffeur bu ordinaire. am na chauffeur boobu am na lu ko wutaleeg ñeneen ñi loolu ko wutaleeg ñeneen ñi nag moo tax ñu ni il faut ñu am convention pour que chauffeur yooyu am statut spécial nekk ay pétrolier à part entière. mais pas nekk ay pétrolier à part. loolu daal mooy li nga xamante ni moom lañ bëgg ñu taxaw ci. jàpp ba nga xamante ni négociation yi nga xamante ni bloqué na te mu bloqué ci côté patronat bi état bi fexe ba indi leen ci table de négociation bi continuer. D'accord. beneen bi ma ci wax tamit dinaa ci dellu si waat tamit parce que lu ma ñor la mooy ñi ñu dàqee Gaza. D'accord. parce que l'emploi est sacré. L'emploi est sacré. mënoo tey ay nit liggéey loole ñii juróomi at ñii fukki at ak juróom. fay benn bis rek. parce que laaj nañ ni ñoom liggéey bi ñuy liggéey gis nañu ay embauché lañu war a nekk. nga ni dama leen di dàq. loolu jaaduwul tegul fenn. C'est vrai. voilà. D'accord. taxawaay bi lan la si pour ngeen mën a défendre li nga xamante ne moom moo di intérêt wu travailleurs yooyu ñu làkk. taxawaay bi mooy li ma la wax sànq rek ñu ngi commencé am ay waxtaan ak kilifa yi. ndax dégg nañ ñu. D'accord. te loolu moo doon li ci ëpp solo dégg nañ ñu ngi commencé di waxtaan ak ñun et que si les solutions yi ñu proposé sont favorables. grève c'est l'ultime recours. kooku kenn bëggu ko mais nag buñ ci obligé
foofu la ñuy mujjee. est-ce que sañ ngeen def grève parce que yàgg ngeen di alerter da ngeen di def grève mais bu ngeen gisee gouvernement bi rek daal di wàcce waat seen température. waaw xam nga damay dellusiwaat tey ba tey rek li ñu suñu Abdoulaye jàngal dafa ne ñaar ñuy xuloo te dëgg rek yitteel leen bu dëgg feeñee ñu continuer xuloo am na ci ku ci dëgg yitteelu kon bu fekkee da ngeen di xuloo dëgg feeñ coow li mën naa jeex. d'accord neew ma nag coow li jeex na. mais dama ni lu leer laa wax dama ni ñu ngi commencé di waxtaan ak ñun dañuy proposer ay solution te loolu dinañ ko jàngat xool ndegam jar na ko wala jaru au niveau de la SAR wax naa la ni liggéey bi reprendre na. ñun ñaa ngi liggéey alhamdulilah yàlla mu gën a yokk. par contre affaire convention bi wax nañ ni kilifa yi ñu ngi ciy dox pour réuniraat kii comité yoobu ñu jéem a fexe nu mu dajewaat lancer waat les travaux. kon loolu am na début de solution. par contre yenn ñaari points yi des nag mooy ñañu dàqee gazal ak au niveau de Petrosen amagul benn évolution. te yooyu aussi c'est des points capitaux yoo xamante ni vraiment ñooñu bi ñu bàyyi leen seetaan ñu dàq leen noonu ci lu on espère que foofu aussi dinañu ko saafara pour dellu ci docteur par rapport à li ñu wax ni yëpp gis nañu également que nation yi gën a mag en ce moment ñu ngi courtiser Sénégal ñu ci bari di fi yabal seeni ay ndaw bokk na ci États-Unis France et cetera tey lan moo war a nekk taxawaayu nguur gi ba mu nekk ay partenariat gagnant-gagnant. alors foofu nag la ñu xaare Sénégal te je pense que foofu tam même dañu war a jublu suñu politique te li mu wax léegi ci SAR dafa am solo. SAR mënuñoo am esprit teg fi SAR te amaguñu pétrole bi war a ñëw SAR warul nekk ci difficulté. war nañoo xool SAR niñ ko yaatalee ba dans la sous-région. pétrole du fi génn te raffiné wuñ ko fii ci Sénégal. ndaxte mbir moom. bu la si kenn ndax liggéey lu koy créer mooy transformer mooy boo amee produit brut nga transformer ko fii xam nga gerte gi ñuy jaay chinois yi xam nga xolli gerte bu ñun Sénégal war nañu ko mën te chinois yi boo leen ko joxee dañ koy xolli parce que kenn du ko lekkee noonu c'est-à-dire que entreprise buy xolli gerte gi nga xam ne day nekk fii ay Sénégal di fi liggéey loolu mooy doxal réew pétrole bis bu ñu ko defee comme ñu ko pays africains yëpp di def jël pétrole bi rek ñu yenn ko yóbbu ko ba pare jaayaat na ko comme Nigéria day jënd pétrole ak li mu bëri pétrole yëpp day jënd pétrole raffiné essence de gasoil ñun loolu waruñoo dal ndaxte amoon nañu SAR am nañu expérience parce que Sénégal chance bi ma mooy loolu am nañu expérience bi li fi des mooy gis nga réew àdduna bi duñu juum ci état boo xoolee Allemagne France États-Unis Angleterre Canada ñoom ñëpp ñu Turquie wut ci Sénégal Chine bëgg a def rencontre sino-africaine bi sax mu organiser ko Sénégal parce que xam nañ ni dañoo nekk ci benn zone bu ñu woowee espace bu ñu woowee CEDEAO Nigéria moo ëpp doole ci espace bi mi ngi xeex ak djihadisme ba léegi Mali djihadisme xaw na fa jël loxo Burkina Niger 2020 Côte d'Ivoire war a dem élection présidentielle lu ne mën na cee xew Guinée Conakry war a dem élection présidentielle Ghana war a dem élection présidentielle Guinée Bissau élection ya ngi am problème Sénégal nekk ci espace boo xamante ni moom moo ci am je touche du bois stabilité politique am stabilité économique am ay perspectives ni dina am pétrole parce que perspective pétrole bi lu muy indi mooy lan pétrole waxuma la sax jaay bi parce que buñ ko xalaatee ni dañ koy jaay rek boobu on a tout raté pétrole boobu daf ñoo war a servir que ñu suñuy entreprise mën a compétitive ndax lan coût de production yi day wàññeeku parce que boo amee pétrole di ko jëndee mu doy nga koy jëndee prix bu cherul trop day tax sa entreprise buy produire bu daan jaayee 100 francs mën na jaayee 50 francs te loolu boo ko amee adduna bi dëkk buy dox ci lenn lañ koy xamee investisseur direct étranger gis nga suñu doom yi suñu raq yeeg mag yi di jël gaal yi di dem Europe yaakaar rek moo leen fa yóbbu gis nga dëkk yu mag yi bu ñuy ñëw ci dëkk yaakaar moo leen fi indi ñoom tamit te yaakaar boobu indi leen fi dañoo xam ni Sénégal li potentialité yi mu am yëpp moom bu ko exploité wul wala secteur privé national bi exploité wu ko ñoom dañ koy exploité après ñu xool
quelque temps secteur privé continuer fii di jooy naan ñu ngi jox marché yi tubaab yi te ñoom ñoo ko war a yellool te loolu lépp tey lañ ko war a commencer di xalaat war a am ay stratégie pour SAR mi Sénégal war na fexe ba sous région bi du ci jaay kenn pétrole brut ñëpp mu leen di jaay essence wala gasoil parce que loolu mooy tax ñu créer emploi suñu biir réew waxuma la SAR yokk ko SAR mu wàcc ba dans les autres régions pour créer benn dynamique parce que li toll ni ay Mali amuñu sorti ci géej